auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu waa Yoff gépp ku nekk ci sa tur ak ci sa sant ñëwaat nañ pour waxtaan ak ñoom muy regroupement des anciens footballeurs de Yoff RAFI ci liggéey bi nga xamante ne ni tàmbali woon nañ ko il y a 2 ans de cela ba tey ñu egsi ci taxawal académie bi nga xamante ne ni yàlla def na weer yëpp ci lañ nekk di liggéey moo tax ñu ne nañ ñëw fii tey pour waxtaan see suñu mbokki waa Yoff pour bés bi nga xamante ne ni jàpp nañ ko muy lës bu 10 heures ci suba loolu nag laata may dugg ci waxtaan wi damay invité waa Yoff ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw pour ñu ñëw fekk bés boobu nga xamante ne nii bésu Yoff la bésu Yoff la lu tax parce que mbir la moo xamante ne nii yàlla dogal na moo fi soog a am muy une première à Yoff ñu bëgg fi taxawal une académie loolu nag nekk liggéey boo xamante ne nii ñaari at a ngi comme sànq ni ma koy waxee ñu koy liggéey ànd see doomi Yoff yëpp macha allah di sant yàlla bu baax a baax ci taxaw bi nga xamante ne nii ñëpp taxaw nañ ci ba tey daanaka mu yemba ba ñu war a def lancement officiel bi ci ginnaaw loolu nag ñu dugg ci biir waxtaan yi pour wax leen ne lépp la nga xamante ne nii defal ngeen ñu ko ci ñaan ci ay conseil ci xalaatal ñu jëloon nañu loolu yépp boole ak tuut gi nga xamante ne am nañ ko ci lu ñu xam boole dëxëñ ko ci ba tey jii mu am foo xamante ne nii egsi na fa tollu tey ci cëppaandaw ga kon ginnaaw loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax football nag comme ni ñu koy faral di waxee souvent dafa toll ci jamono boo xamante ne nii ñëpp daw nañ uti ji ko daw nañ seeti ji ko ndax industrie la boo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla àdduna bi gox yu bari feccante ko ñoo siy gis seen bopp ñu ne ñun waa Yoff est-ce que jaadu nañuy toog di ci des ginnaaw ñu ne déedéet nañ leen organiser wu jéem a xool nan la ñuy liggéeyee ba yeneen dëkk yi la ñu am ñu mën kaa indi fii nga xamante ne nii mooy Yoff ndax loolu jombul Yoff loolu moo taxoon RAFI organiser wu ba taxawal li nga xamante ne nii yëpp ci ay événement ay manifestation ay organisation mu jaaroon fi ba tey mu jur li nga xamante ni mooy académie bi nga xamante ne nii toll na tey walla jot na tey pour ñu taxawal ko ci Yoff académie bi nag dañ ciy ñëw bu baax a baax ndax ci njiitalu Elimane Mbengue lañ ko amee mu taxaw ñu koy nag wax dëgg sant yàlla bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokk xam-xamam leeral ko ndax sonn na ci lool ndax bu doon ñun kese rek xëy na peut-être mën nañu bañ a gis yoon wi nga xamante ne nii mooy yoon wu jub bi mais yàlla dimbali nañu ba ñu ànd ak moom mu tette ñu teg ñu ci yoon wi nga xamante ne nii moom la ñu bëggoon ndax bañ toogee ñu ne dañ bëgg a def formation bi moom moo ñu teg ci yoon ba Yoff gépp ñi soxla woon lijaasa yi am ko ba ñu soxlaa ne tey dañ bëgg ab académie moo dellu si waat tegaat ñu ci yoon boole ñoo ñi nga xamante ne nii ñooy formateurs yi ñooy def test yi dem jëli leen ndax ñooñu nga xamante ne tey ñoo ñëwoon def test yi mooy ñi nga xamante ne nii ñoo ko defaloon jàmbaar defal ko ay génération foot ñoom la fi indi mu nekk loo xamante ne nii tànn bu mucc ayib la ba yàlla dimbali ñu ba fii ñu toog nii tey di wax ñi amul kenn ku nekk Yoff di wax ne par loolu lañ def jël nañ ma Samba bàyyi ma Demba loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax boo bëggee defar da ngay tëddee njaxanaay te loolu am na ci li nga xamante ni mooy liggéey bi yàlla dogal nag liggéey bi ñoo ngi ko tàmbali woon le 1er ak le 2 décembre muy jour yi nga xamante ne ci lañ doon def test yi terrain de Ngagne yàlla dogaloon lu mat 500 végos ñëwoon nañ participer ci ñu ànd ci waa CEFI mooy kuréel gi nga xamante ne ñooy collectif des encadreurs d'école de football de Yoff ñoom ñëpp ñu ñëw indi seen i xale ñu def li nga xamante ne nii mooy sélection bi ba yàlla dimbali ñu jël ci lu mat 40 personnes ak 10 réservistes fi mu nekk nii ci xale yooyu la ñuy liggéey yàlla dogal na dem nañ seeti seen i waajur waxtaan nañu wax ñoom ñëpp d'accord nañ ci la nga xamante ne nii moom la ñu xaatim ci kayit gi nga xamante ni bind nañ ko ñu ànd seex ñun nekkat lépp la nga xamante ne nii mu ngi ci biir d'accord nañ ci pour ànd ci ak ñun. académie bi nag yàlla dafa def mu am âge boo xamante ne nii mooy bi gën a ndaw ba âge plafond mu nekk 9 ba 15 ans yàlla dogal na ñu war a tàmbali liggéey bi à partir de le 6 juillet
incha allahu rabbi ndax dañuy xaar ba grande vacances yi ñëw ñu ubbi li nga xamante ne nii mooy académie bi tollu nañ fa ndëkk lépp la nga xamante ne warloo nañ ko ñun ñoo xale yi muy raf yi defal nañ ko ba mu mat yóbbu nañ leen Philippe Senghor ñu defal leen visite contre visite ñoom ñëpp ñoo ngi seen i document comme na nga xamante ne noonu laa ko waxee woon indi nañ seen i photo indi nañ seen i extrait de naissance kon donc lan moo ci des liggéey bi ñawal nañ leen seen i tenue moo xam seen i blouson seen i équipement muy dàll yi ñu war a sol carax yi muy chaussette yi ñu war a sol yëpp complet na mat na lii nag defaluñ ko rafi defaluñ ko ab quartier defaluñ ko ab kambis wala ab koñ yoof lañ ko defal te yoof la ñuy liggéeyal yoof moom li nga xamante ni mooy académie bi académie de football de yoof la tudd te boo leen xoolee bis ba incha allah rabbi la ñuy sol sax moom lañ si bind teewul nag di leeral tuuti am na insigne boo xamante ni def nañ ko si muy insigne rafi mu nekk si dënn bi wala si pooju tubayu xale bi lii war parce que lépp loo xamante ni juddu na si àdduna rek am na ñoo xamante ni ñoo ko ŋànk mais non seulement dañ ko ŋànk téye ko rek mais du ñoom ñoo ko moom yëfi yoof la ba tax na ñoo ngi si oo ñëpp surtout nag monde sport bi commencé ko si RS Yoff ña leen jiite ñoo leen si invité zone 6 ña leen jiite ñoo leen si invité ASC yëpp invité nañ leen si anciens joueurs yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon marqué football histoire Yoff oo nañ leen si tous les anciens techniciens invité nañ leen si suñuy wayjur suñuy mbokk suñuy am di jàmm ñëpp invité nañ leen si bis boobu nga xamante ne nii moom la ñuy def incha allah rabbi le 6 mais surtout nag invité si ñi nga xamante ne nii ñooy wayjuru xale yi wayjuru xale yi invité nañ leen si te nekk na loo xamante ne nii dañ naan sax par force la dañu war a teew ndax seeni doom yàlla dogal na ñoom la ñu tànn ñu nekk si académie loolu la yàlla dogal si biir noonu mu nekk loo xamante ne nii comme lu jëkkale si Yoff il faut ñu def ko benn mbir moo xamante ne nii buñ waa Yoff gét di war a mën a teg seen i bët lay doon mu nekk loo xamante ne nii invité nañ si ñëpp ñu ñëw dugal si seen loxo ndax bu dee réussir na Yoff moo si réussir am na loo xamante ni mën nañu si dem te waxuñu ko si muy football bi gis nañ ne feebar na sooxe na si côté bi nga xamante ne ñun moom lañ dëkk muy côté Yoff lii nag ñëw na nekk loo xamante ne xëy na peut-être commencement garab gi la ñuy ñaan ku ne dugal si loxoom jàpp si xam ne sa yëf la ku déggandi kàddu yi nga xamante moom la ñuy yëkki xamal ne mooy sa invitation bu dee jotuñu ñëw sa kër wala bu dee jotoo jot carte invitation parce que dajale fépp moom yàlla kese moo ko man waaye ñoo ngi def lépp lu ñu man pour ñëpp ñu mën leen a toucher waaye loolu day xaw a jafe ndax mënuñoo wër fépp waaye wallahi azim temps yëpp bu ñu génnee suñuy kër 23h minuit la ñuy dugg suñuy kër ngir rek jéem a daj ñëpp parce que bëgguñu kenn mer kon daal loolu laa xamante ne ni man ma ko si woon bañ a wax si ubbee gi ngir bàyyi sumay mbokk yi nga xamante ne nii ñoom lañ bokkal mbir mi ñu toog ñoom it ñu joxe si li nga xamante ne ni mooy seen message bu ñuy lancé képp koo xamante ne ni dëkk na Yoff jàppale leen ñu ñaanal leen ñu conseiller leen ñu parce que ñu nit li nga xamante ne ni moom lañ si bëgg yaakaar nañu yéen moom ngeen si bëgg muy lan ñu xëy ba ay Sadio Mané ak ay Ismaïla Sarr ak ay Mofal juddu si am si ba Yoff am si ay teraanga loolu daal mooy li nga xamante ne mooy liggéey bi nga xamante ne moom lañ bëgg a liggéeyal Yoff ànd si ak pas-pas ànd si détermination te bu ñu àndee bokka ndey bokka bàyyi la ñu bëgg si kattanal yàlla incha allahu rabbi ñun ñëpp danañ ko am jërë ngeen jëf merci. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bu ñu musloo ñu ngi nuyu waa Yoff ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp di ci jiital waa Tongoor ñi nga xam te ne maa leen fi nekkal ci association bi di leen wax ni ñoom ñëpp nañu waajal bés bi nga xamante ne tey toog na fas yéene wax ak waa Yoff kon dafay jaadu si li nga xamante ne tey moom laay toftal si waxi prési moo koy ni Yoff dafa am nu mu tëddee kon li nga xamante ne tey moo nu fi dajale pour ñëpp xam illeej mbir mi lan la mooy que ni dañu bëgg a def benn lancement officiel le 6 juillet si pencum Yoff kon dafay jaadu ñu jiital si kilifa yi Yoff yi di taataan ci ñoom di sàkku seen ak ñaan ndax Yoff ni mu tëdde mooy fere Yoff mu ngi fi jàmbur yi Yoff ñu ngi fi
saltige yi ñu ngi fi imaam yi ñu ngi fi kon dafay jaadu ñu nuy leen sàkk ci ñoom ñaan ci li nga xamante ne tey ñu ngi koy defal seeni sët ci Yoff kon jaadu na ñoom lancement bi buñ ko déggee ñu mën si war a mën a def ay ñaan xam ni Yoff tey am na lu fi bëgg a taxaw lu bees loo xamante ne laaj na ñëpp def ci seen loxo kon ñu ngi sàkku bu baax a baax ci kilifa Yoff yi ñu xam ni ñu ngi leen di tàllal loxo ñun waa Rafi Yoff moo ko moom kon loolu dafay jaadu ñëpp bokk ci xalaat boo xamante ne lépp lu ci ump ak nit mu laaj ka gën a jege rek bu boobaa dana ci am lu ci leer ndax ñun amuñu benn lëndëm gu ñuy doxe wala ay naxembaay lépp ñu ngi ko teg ci dëgg si lu ñu yaakaar ne dëgg la fulla ak fayda kon ñu ngi bëgg ñëpp daal wax fa dëgg yàlla c'est le 6 bi ñu jëm nii ñëpp waajal ko mu war a commencer 10h ba midi 1h bëgg nañ ñëpp waajal ko wax fa dëgg yàlla ba xam ni ñëpp nañ ko teewe xam ni kat lii nga xam te ne tii bëgg nañ ko taxawal du leen lu dul xool ni li nga xam te ne tey xew na ci Yoff muy football ab Yoff ñu xam ni vraiment Yoff waroon na mën a weesu fii ci football ñu am xalaatu war a mën a dajee waxtaan si kon di yaakaar naa ni yëf yi ñëpp la kon yëf yi ñëpp nag ñëpp dañ ci war a ñëw ñu yëkkateendoo tegandoo loolu mooy waral mbir mi mën a jëm ci kanam yàlla na yàlla tàppe xol yëpp may nu topp ak dégg bi nga li nga xamante ne ni ñun am nañu yéene ñun nag mënuñu xamuñu yéene la ñu am mais liy sotti ëllëg suñu borom moo ko xam ak liy baax mais am nañu yaakaar ak yaxinti bi li nga xamante ne tey bëgg nañ ko taxawal ci Yoff yàlla nañ si gis lu kawe suñu njortu si liñ siy tudd naan ay Sadio Mané ak ay Mo Fall ñu am si yu bare ci Yoff ba mu Yoff gis ci boppam kon ñu ngi sàkku ci ñaan imaam yi ndaw ñi réew yi ak saltige yi jàmbur Yoff magi Yoff yëpp ñu ngi sàkku ci ñoom ñaan ñu taxawal nu ci bés bi muy le 6 boobu ku ci ne boo ci mënee taxaw nga ñëw fekk bés boobu dina am solo ñu ngi koy sàkku ci ñëpp yàlla nu yàlla may topp ak dégg te tàpp xol yi ba yàlla def li nga xam te ni bëgg nañ ko ëllëg ñun ñëpp ñu fekk te tal ka te ku nekk gis sa bopp alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billah bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu hawli wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki Yoff ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di baalu àq di leen baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal di gërëm président bi fi jëkk a jaar si oote bi muy Djiby Cissé gën ko xam si Nguuda ak mbokk mi fi génne léegi Aliou Sène comme ni mu ko waxee mu nekkal fi waa Tongoor Djiby Cissé nekkal fi waa Mbengeen si regroupement bi man Bayda Combaan ma nekkal fi waa Ndëngaañ si regroupement bi ñu wax ne regroupement bi Yoff gépp am nañ ci ay représentants quartier bu ne am nga si lu ëpp ñetti membre mais ñenn ñi rek ñoo mën a teewal ñeneen ñi sa des oote bi nag oote bi jàmm la wax dëgg yàlla am nañ bés bu boo xamante ne dañ war a taxawal académie muy le 6 samedi le 6 à 10h si place bi nga xamante ne mooy pencum Yoff boobu ba léegi nag ñu ngi dox si kër yi di joxe information bi tey la yàlla dogal ñu nekk ci te Yoff mbooloo te la Yoff mbooloo ak kon ñu ngi si profité di nuyu ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo si abonné yéen ñaan yàlla jubbali leen ak ñi nga xamante ne ñooy liggéey si chaîne bi yàlla na ko yàlla def muy chaîne boo xamante ne dina nekk njariñu Yoff gépp ak lu wër Yoff kon Yoff aussi ñu ngi ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm def fi sutura dolli fi teraanga li nga xamante ne moom lañu oote mbokk yi jaar fi léegi loolu rek mooy oote bi mënul ñàkk ñu sànni si ay kàddu loolu rek moo tax ñu yëkkati ay kàddu mais ñoom xëy na matale nañ mais nag dañ ne paaka lu mu ñëw ñu daasaat ko loolu mooy tax ñu siy ñambaas mais oote bi jàmm la képp koo xamante ne yaa ngi dundee football si Yoff képp koo xamante ne bëgg nga football ñu ngi lay oo si oote bi académie bi nag seen académie la ñun la yàlla dogal ñu fas yéene ko taxawal mais ay ndaw rek la ñu yebal mënuñ yàlla moo mën donc ñu ngi ñaan yàlla ñu yàlla kàtt na képp koo xamante ne aussi dégg nga oote bi si Yoff TV mbooloo na nga ko jàllale koo xamante ne xëy na abonné wul mais ñuy ñaan yàlla aussi képp koo xamante ne dégg nga oote bi comme ni ko mbokk yi waxee ñu ngi sàkku si yéen ñaan ñu ñaanal xale yi nga xamante ne ñoo si nekk ak ñi si war a nekk ëllëg aussi yàlla defal leen si ndam lu kawe seen njort mu nekk lu Yoff di tiitaroo mu nekk njariñ si dëkk bi kon maa ngi gàttal jox yeneen mbokk yi ñuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp wasalaatu wasalaam ala mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala bi aziz ñu yàlla defal dégg ak topp. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Yoff ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk si tur ak sant yaakaar naa bés bi
lépp lu ma si wax rek répétition lay doon sama gars yi wax nañ lépp samay mag ñi sax laay wax nañ lépp. bon man nag lenn rek laa am loo xamante ne moom laa si wax man maay Ablaye Ngom représenté fii waa Ndenaat may wax ne football Yoff mënuñu ko wax te waxuñu waa Ndenaat dama bëgg Ndenaat gépp génn surtout les anciens ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral Rafi nii parce que boo déggee Rafi dana regroupement des anciens footballeurs man nag ma toogal fi Ndenaat moo tax ma bëgg a waa Ndenaat ñëpp génn mag ndaw góor ak jigéen ñu ñëw accompagner ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ay waa Ndenaat parce que affaire bi affaire Yoff la boo gisee ma teg loxo si Ndenaat c'est parce que Ndenaat moom ñoom laa représenté te ñoom mënuñu wax football Yoff te boolewuñu leen si dama bëgg ñu xam ne nit ku nekk li nga moom soo ko bàyyee keneen a koy jël te football Yoff ñoom dañ si am part de responsabilité léegi dama bëgg ñoom ñëpp bu bés ba nu ngi def délégation ñëw fa wasalaam loolu rek laa amoon pour wax. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ziar ñii ñuy déglu di ñu seetaan si Yoff mbooloo di sant yàlla trop vraiment par rapport ak kàddu bi ñuy jël di wax si académie bi lancement officiel bi defe naa damay gërëm en premier lieu sama devancier yi président en premier ak ñi si topp ñoom Alioune ak Bayda ak Ablaye ñun nag yàlla dogal na ne tey ñoo fi teewal Rafi ñeneen ñëpp waxoon nañ leen ko mais comme que affaire bi dafa xat am na ñu am ay gànt ba mënuñoo egsi si wax si communication bi mais en général ni ñu doon def mooy bu ñuy def communication bi képp kenn si quartier yi représentant am dina ñëw teew mu waxal en quelque sorte donner un message invité ñi nga xam ne ñoom ñooy ay dëkkandoom mais président bu ko waxee si turu Rafi si turu Yoff gi yëpp rek matale na donc muy Laayeen ba Tongoor jaar Ngapparu Mbengeen daagu daan Nëngaañ Ndenaat ba Tongoor ñëpp ñu ngi leen di di leen invité si cérémonie de lancement bi illa bi nag wax neen ko jour bi wax neen ko illa bi mooy dañuy taxawal académie def lancement bi pour mën a commencer suñuy activité d'entraînement yi li tax ñu naan académie dañ ko war a def semaine bi ci topp bu soobee yàlla donc mu nekk loo xamante ne lu diis la loo xamante ne dañ ci soxlaa ndimbal ak jàppaleeg waa Yoff ak képp ku dul waa Yoff bonne volonté bu mu mën doon parce que boo nee académie li muy relever déjà y a tout un matériel am na budget boo xamante ne bu conséquent bu jëm ay millions yoo xamante ne presque chaque année moom nga war a dégager mais dana am yaqin rek ne loo songul doo ko mën a daan de lu ñu expliqué wul waa Yoff duñ si mën jàpp donc da xam naa ne ñu ngi ciy jàpp mais ku nekk lu mu si war a mën a gën a jàpp ak loo mën a indi ngir mu dox ñëw si matériel parce que boo nee sport ballon la filet la ay chabule la ay matériel yu ndaw yi ay maillot la ay dossard y a tout un tas boo xamante ne dafa soxlaa pour mu dox yooyu dañ koy renouveler ñi fay nekk aussi du ñu nekk ñoo xamante ne chaque jour dañuy nekk foofu noonu rek bu ñu amee budget yu conséquent da leen bëgg vraiment ñu désintéressé leen comme ni ñu waxee mbir mi nag moom mu ngi noonu mbiru Yoff la ñu da xam naa fi ñu toll fii nii si Rafi ak académie bi ñàkkul ñu gërëm wax ñoo xamante ne vraiment jàpp nañ si muy fi ñu toog ni Yoff mbooloo parce que defe naa bi ñu ñëwee ak moom on a noué un partenariat boo xamante ne dan nañu ne lépp loo leen def activité amul fay amul joxe ñëw leen def ko ba pare boo leen paree nag ngeen xool yéen lan ngeen xalaata mën a participer parce que fonctionnement la il faut nga participer moom loolu lan am ak moom comme partenariat bu ñu jógee foofu noonu mairie bi mooy en premier parce que on dit que ne la mairie suñu yëf la de sa yëf moom doo ko bàyyi sa yëf yaa ko moom mais on a noué aussi un partenariat ak mairie vraiment bi ñuy lancé académie bi on les a parlé dem nañ vraiment jox nañ ñu audience en disant que ne le budget du lancement officiel ñoom ñoo ko gàddu donc loolu aussi jar na ñu xamal ko waa dëkk bi ne amul dara lu ñaaw beneen ki nga xam ne moom gërëm moom chaque jour bu naan sax si moom lañ war a jëkke donc muy maire bi peut-être avant may gërëm fële dinaa wax ñu ngi sant Pa Aziz vraiment si yewanel bi mais di sant aussi vraiment disponibilité
Abdou Naar ak Mbaye Ñanga ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu accueilliroon ñu def ko ci turu monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre maire bu Yoff donc ñun ñëpp xam nañ ne ku liggéey ci Yoff ñoom ngay liggéeyal parce que maire bi moom la yàlla def nattoole ñu nekk ndawi Yoff war kaa liggéeyal donc ku ci def lu baax rek seen bilan ngay comptabiliser loolu de ñun on en est conscient de loolu lañ bëgg a def bilan bu positif buñ koy comptabiliser ñu ko lépp ndamu Yoff la rek de loolu la ñuy seet beneen bi moom mooy El Hadj Biram moom laa bëggoon njëkk a wax moom dafa ñëw dëggoo ne li ma waroon def ngeen may defal donc foo leen taxaw maa nga fa bon sans li ñuy xalaat politique ak ñoom seen parce que bi ñu ànd ak ñun boobu politique sax xewul donc boobu ba léegi da association est apolitique mais ku ñu taxawal dimbali ñu nekkal ñu am nañ droit nag gërëm la sant la wax waa Yoff kii day li ngeen moom mu ngi siy jàpp muy El Hadj Biram donc moom mooy suñu président d'honneur dañ ko def donc bi mu commencé ba léegi loxoom du si jóge activité booy def mu ne lan ngeen xalaat lu ma war a mën a def wala dina def sax lu ëpp li ñu xalaat donc moom ñu ngi koy gërëm di ko sant de moom monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ak moom ce sont vraiment nos invités d'honneur de première marque bu ñu ñëwee dinañ taaral bés bi loolu de loolu lañ bëgg yooyu daal lan ne ñooñu dinañ leen sant saltige fu ñu ànd moom mu ngi ànd ak ñun ci lépp APEXI ñoom foofu mooy suñu siège suñuy réunion suñu activité parfois sax du ñu bind donc fa la ñuy ne def fa suñu siège ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñu jàppale aussi par rapport à tout ce qui est logistique mais di ñu jàppale aussi par rapport à nos événements ak activités dañ ne daal képp kuy waa Yoff ak les personnes ressources bëri neen sànq président tudd na Elbaay moom ci la bokk mais du ñu manqué tudde Mama Sow du ñu manqué tudde Pa Mor Ndiaye Papa Aline Ndiaye chaque jour ñu nommé ko ñooñu du ñu manqué tudde leen parce que ce sont des personnes yoo xamante ne ñoom xam nañ lan mooy njariñu formation lan mooy njariñu académie bu ñu waxee rek dañ naan lii ça va marcher donc on a essayé de cerner li nga xam ne yëpp moom mooy dina indi réussite ci mbir mi ci hommes yi nga xam ne dinañ ñu ko mën a indi ñu dem wax ak ñoom gisee ak ñoom du ñu fàtte Pa Binna du ñu fàtte Pa Abbas du ñu fàtte Max tous ces grands là bëri neen bu ñu limee moom mooy les anciens yi nga xam ne prési Rafi tàmm neen di leen gis di ñaanal aussi coach vraiment sunu àndandoo la woon Omar donc koo xamante ne vraiment lu ñu doon def rek doon na ci ne ak tous les grands de Tongoor ñoom Boy Seck wande naat bu ñu fa wàccee bu ñu tuddee kenn rek génn bu ñu tuddee Issa Kebe wala Ndëddu génn Kazadi bu ñu ko tuddee Ndëngaañ ak feneen ak feneen ak feneen am naa bu may lim moom du ma taxaw ñeneen ñëpp ñu jéggal ma ndaxte lim moom dafa metti de tem nga juum mais grand yëpp ku nekk xam nga sa bopp li nga def si la ta pierre à l'édifice si regroupement bi si académie bi donc daal li ñuy wax di ko fàttali mooy académie bi académie Yoff la li ñu bëgg moom mooy ñu former des hommes de académie bi du question rek ne football la on veut aussi s'inscrire dans la logique de l'éducation ba si loolu noonu defe naa jotuñu woon a informer par rapport à ça ñii nga xam ne ñoo yore école sax ak ñi nekk si ñun di jàng on a essayé de faire un programme ak ñoom pour mën a def suivi ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk si ñun ñu jël leen muy tudd pensionnaire ñu nekk si ñun di nekk si académie bi nga xam ne académie Yoff la CEFI kenn du ko fàtte président wax na ko sànq ñooñu lan àndal ak ñoom si liggéey bi da ñoom vraiment dañuy liggéey à cœur ouvert ak ñun ñu xam ne lii nga xam ne ñun moom lañ bëgg ñoom loolu mooy seen bëgg-bëgg mooy seen mission mais nag dañ ne organisation bu amul si dara loo def lu ne du réussir wala loo def aussi dafa mel ni looy yàq la rek donc loolu yëpp ñu ngi siy taxaw di tijji nag suñuy porte ni ñu ko waa ji waxee amul siis donc képp ku si am idée képp ku si am xalaat ku si am suggestion ku si am loo xamante ne ngir defar Yoff la ñu ngi lay tijjil suñuy kii ñun bëgguñu ay baatu yóbbante suñu réunion du tëju mardi la chaque mardi kër APEXI lañ koy defee donc boo fa ñëwee loo mën a wax comme suggestion et autres
la porte est grandement ouverte donc defe naa communication dafa xaw a metti par rapport ak mbir mi mais daal ñu ngi wax ne daal fekk nañ fi dara mooy ay académique yooyu yu fi bëggoon taxaw mais ni mu doxee nii yàlla def na doxee ko woon ni si nit ñi àndee nii yàlla def na ànd loolu nag moo tax ñu war a ñaan ñun Yoff gépp lii nii yàlla def ko muy nekk lu mucc ayib mu réussir de réussir bi kat moom mooy boo formé benn ñaar ñett rek déjà réussir na réussite bi aussi mooy am na ba pare lu tax am na ba pare moom mooy échec mënatu la am parce que képp keneen ku ñëwoon da ngay ñëw taxaw fii ñu taxawoon def test yi ñu tegoon ba pare mën a continuer donc on voit pas d'échec là-bas donc képp ñu ngi ñaan daal vraiment waa dëkk bi génn ñu def benn cérémonie solennelle bu présenter xale yi wax suñu bëgg-bëgg wax suñu perspective ba pare demander tàllal loxo ñëpp ñi fa nekk ak ña fa nekk ñu ñëw jàppale ñu ci mbir mi defe naa wax ji moom mooy loolu ñu bëggoon tënk foofu rek suñuy kàddu di invité ñëpp le 6 juillet incha allah à 10 heures précises ci place Pencum Yoff ne waa Layène pour comme que ñoom laa fi teewal en tant que secrétaire général Rafi ñoom nañ génn am na seeni doom ñun ci jël nañu génn ñëw uyse parce que Layène ci Yoff la bokk de Yoff moo oote surtout nag sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo doon les anciens footballeurs doon football ci équipe bi bu nee tournoi ñooñu lii dafa mel ni tournoi dafa mel ni convocation la match donc ñooñu nañ génn ci bépp vétéran muy Ngapparu muy Mbengeen muy daagu daan di ndëngaañ danaat wala tóngóor nan la doon convoqué ngay ñëw di football tournoi bi na mel ni convocation match donc à 10 heures vétéran yi yéen na ngeen fa jiitu ngeen ñëw ñu def cérémonie de lancement officiel bi incha allah bu ko defee lii ñu xalaat ci liggéey ñu ànd see yéen liggéey yàlla incha allah ci mbooloo lay maye ndam nga xalaat naan ni mbooloo am na bu ci yàlla defee sutura musal ñu ci seytaane ndam dinañ ko am donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xam naa fàtte nañ lu bëri ak ñu bëri mais noonu lay demee képp kun fàtte ne nga xam ne waroon nañ laa tudd wala waroon nañ laa wax nga jéggal ñu yàlla moom matale ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbi alamin jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokki Yoff ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam di leen ñaanal yàlla di woote ci li nga xam ne lii mooy li association des anciens footballeurs de Yoff di woote muy ab liggéey yoo xam ne bii ay doomi Yoff di ko dale Tongoor ba Layène ñoo dajaloo quartier bu nekk am ci ñaari membre am na ci sax quartier yoo xam ne am nañ ci ñetti membre am na ci sax ñoo xam ne am nañ ci ñeent bu ñu sañoon sax mu ëpp ko ndaxte dañu woote ab liggéey boo xam ne bii xam nañ ne mbooloo ñoo ci war ànd liggéey ko ñu war doon ay doomi Yoff ñu ci oo bépp sportif buy am jot ci ndaje yi ñuy daje di waxtaan di ut ay solution si nan la ñu mën a taxawee pour liggéey lu jëm ci sportu Yoff ak leneen sax lu dul sport bi loo xam ne li pratiquement buñ ci waxtaanee rek jàppoo si ànd liggéey mu defar Yoff kàddu bi ma yor nag di si wax kàddu sax Ablaye Ndoye Samb la suma grand frère bu may àndal chaque jour que jafee ñuy ñëw si réunion yi moo fi waroon toog wax sax mais bu ñu ñëwee ak respect bi ma jox cër bi ma jox tax fu ñu dem bu ñu ko joxee parole sax mun na ma jëlal donc ñu ko siy sant di ko ci gërëm di si oo daagu daan yéen waa daagu daan ñu ngi leen di woo képp koo xam ne comme ni ma ko waxee léegi sama biir wax mooy sportif la ak ku dul sportif sax ñu ngi lay woo si li nga xam ne moom la ñu xewle mu war doon samedi matin à 10 heures Pencum Yoff muy lancement bu ñu war a def pour suñu ay doom yoo xam ne yi dañu taxaw tey pour jàppale leen pour suba
ñu mën a tekki pour jariñ seeni wayjur ak ñeneen sax ñu dul seeni wayjur ndaxte comme affaire football bi fi mu nekk nii teraange ji nga ci goo xam ne gi mën na def lu ne ci àddina donc loolu la ñu taxawale ay xale taxawale groupe taxawale académie boo xam ne bii dañ ci war a jàppale suñuy doom pour suba ñu ñaanal leen yàlla ñoom ñu am ci teraanga donc ñu moo tax mu wax sànq si sama biir wax ne liggéey la boo xam ne bii du liggéeyu ñaari fan du liggéeyu ñetti fan te du liggéeyu ñaari nit itam du liggéeyu ñeenti nit wala juróom moo tax ma wax sànq sama biir wax ne ñu ngi ciy oo Yoff gépp APEX yi mooy suñu siège bi ñuy réunion we tous les mardis ñu nga fay nekk bu ñu amul benn gàllankoor mardi yi ñuy faral di réunion ñu nga fay nekk tous les mardis di réunion ñu ngi ciy oo Yoff gépp ñu ngi ciy oo Yoff gépp kuy am jot na ngay ñëw foofu tous les mardis sportif bu mag beex bu ndaw bee ci yem ñëpp lañ ciy oo ba ci jigéen ñi ñëpp ku am jot di ñëw sport intéressé la wala liggéey intéressé la ñu ngi lay woo si boobu place muy APEX yi ga ñuy daje tous les mardis di waxtaan pour ut ay solution pour liggéey bu ñu ne sport nag bàyyiwul kenn ñëpp la boole sportif yëpp moo xam rugbyman yi moo xam basketteurs yi moo xam lutteurs yi mooy bëreekat yi donc kon sport la lu si nekk rek da nga am tour mais lépp sport la rek kon ñu ngi ciy oo ñëpp Yoff gépp di ko dalee Tongoor ba Laayeen di ko dalee Laayeen ba Tongoor ba APEX yi cité nouvelle yi ku dégg message bi mooy sa invitation yéen waa Dagoudane seeni invitation mu ngi sax ak man mais bu ma ko temps bi mayul ba ma mën ko jox ku nekk ma jox la ku ma war a jox boo gisee li si télé bi na nga jàpp ne mooy sa invitation bi ma la waroon indil donc empêchement am wala gàllankoor am ba gisew ñu pour ma jox la ko lii da ci diggante samedi pour ma jox la ko bu dul loolu itam kuñ ko war a jox rek ci kàntun yàlla dinañ la ko jox ku gisul sa enveloppe bu ñu la jox it mooy comme ni ma ko waxee rek léegi ci biir wax mooy lii nii mooy sa enveloppe bi ñu la jox donc fàttewuñu kenn ñu ngi oo ñëpp fàttewuñu kenn ji mooy nii enveloppe yi bu mënul matale télé bi au moins bu man matale ba nga xam ne bu ko tegee ñun ñëpp toog seetaan ko gis ko te nga xam ne lii mooy sa invitation donc loolu mooy li nga xam ne lii mooy message bi ma doon jàllale pour loolu nga xam ne lii mooy académie bii ñu war a defal lancement officiel samedi matin le 6 à 10h pencum Yoff ñu ngi ciy oo encore une fois sportif yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi ciy oo ñëpp wasalaam ngeen baal